Allô docteur, c'est votre émission que vous propose Sud FM. sama doom yaram bi day tàng biir bi day daw dama sibbiwu sama rakk laa indi woon day daw te yaram bi dafa tàng. dara dootu leen ëmp ci seen wàllu wér-gu-yaram. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales, un médecin sera à votre disposition. Allô docteur. talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5. Val d'Afrique ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission Allô docteur talaata ji yem ak juróom-ñaari fan ci weeru juillet atum 2020 bu 19h jotee jàpp 20h30 Marie Rosalie Ndiaye dina dalal docteur Abou Sy nekk coordonnateur national de la cellule de soutien psychosocial ca ministère bi ñu dénk wàllu paj war a waxtaan ak moom ci topp gi nga xam ne kat war nañ koo topp waaye tam ñu war a dimbale te ñu am opp si nga xam ne kat moo di coronavirus loolu nag jëm ci seen wàllu processus bi seen wàllu njaboot yéen itam ngeen oote si 33 825 18 30 si 98.5 lay doon. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la santé? Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allô docteur. Bonjour, comment ça va? asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daleen ak jàmm ci seen émission Allô docteur tey ñu dalal docteur Abou Sy nekk coordonnateur national cellule de soutien psychosocial bu ministère de la santé et de l'action sociale docteur Abou Sy maa ngi lay nuyu. nga jiite cellule de soutien psychosocial bu ministère de la santé kuréel googu lan mooy taxawaayam ci ministère. merci beaucoup question boobu moom moo ko laaj dinañ sax parce que dafa nekk kuréel boo xam ne nii bi affaire corona bi taxawee feebaru corona bi mu taxawee nekk Chine boobu la ministre de la santé monsieur le ministre de la santé daal di joxe instruction daal di koy jaare ci loxo madame la DGS docteur Xemes daal di ne nañu sos benn kuréel boo xam ne nii moom mooy assurer prise en charge psychosociale bi taxaw étudiants yi nekk wan boobu nga xam ne nii mooy bi yeneen dëkk yi doon dem di jëli seeni ressortissants ñun Sénégal ñu nekkoon ci benn position boo xam ne mënuñu woon jël ji ressortissants yi mooy étudiants yi fa nekkoon bi loolu amee monsieur le ministre ne du leen toog seetaan parce que ay doomu Sénégal lañ donc mu daal di sos kuréel boobu daal di ma koy dénk daal di koy teg ci loxo DGS ñuy liggéey di waxtaan ak étudiants yi nekk Chine di dalal seen xel di leen wan ne seen réew fàttewu leen di leen wan ne tamit ñàkk a mën a leen jëli taxawul tamit ñu daal di yaafus donc loolu mu nekk taxaw boo xam ne taxawu nañ leen ko taxawu ko tamit seen mbokk yi nekk Sénégal seen i waajur xam ne fu nekk diggante doom ak waajur dafa jege donc bu seen doom nekkee ci jàkk-jàkk nekk ci bitim réew gisoo ko dafay jaadu tamit réew bi daal leen taxaw donc ñoom ñuy dem di leen seeti seen kër di leen nemmeeku di waxtaan ak ñoom di indi seen xel ba finalement yàlla def ci xéewal ba nga xam ne ni amuñ ci liñ ci doon ragal borom dindil ñu ko bi ci gannaaw loolu bi feebaru corona bi commencé Sénégal monsieur le ministre daal di joxewaat instruction ne comme que kuréel boobu ñoo ngi ko sosoon te moom moo ko waxoon ñu sos ko na continuer liggéey donc pour jàppale nag doomu réew yi nga xam ne ñoo ngi fii ci réew mi mu nekk ñaari pàcc benn pàcc bi mooy ñi nga xam ne nii corona bi daf leen dañoo feebar wàllu corona wala ñu am mbokk bu ñu feebar ci wàllu corona wante tamit mu ne tamit li nga xam ne nii c'est une première au niveau ci fii ci mën naa ne wax ci réewu Afrique yi mooy ñu ne ñoom épidémie ñu ne nag léegi psychosocial boobu tamit dafay wëlbatiku di jàppale tamit ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak ñi leen di jàppale ci liggéey bi pour tamit ñoom ñu bañ a am yenn sonn yi parce que dañoo gis ne ci bitim réew ci dëkk yi nekk ci Europe ak foofu temps yooyu bi nga xam ne feeru Europe la nekkoon ak Asie dañoo gis seen personnel de santé dañoo sonnoon loolu. donc autorité bi ne tamit bu ñu xaar ba ñooñu sonn nañu organiser ay groupe de parole
di leen woo di waxtaan ak ñoom donc mu nekk loo xam ne kon ñaari pàcc la benn bi nga xam ne dañ ko jëmee ñi nga xam ne mooy feebar daf leen laal meneen mooy ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak ñi leen di jàppale ci faj bi muy hygiéniste yi muy infirmier yi muy waa Croix-Rouge donc léegi feebar liggéey boobu nga xam ne nii dafa jëmoon ci malade ci ñi nga xam ne dañoo feebar mooy ñi nga xam ne dañ leen testé positif ak contact yi ak sax ñi nga xam ne dañoo nekkoon quarantaine ñooñu dañ leen doon woo téléphone di nemmeeku seen wér-gu-yaram di xool nu ñu def di leen jéem a dalal ba pare nag di ci boole nag bu nekkee dañoo am yenn soxla yoo xam ne nii mën na nakaa faj ci wàllu social ñu lëkkaloog direction générale de l'action sociale bi nga xamee ne ministère de la santé tamit la nekk ma ci professeur du directrice générale bi madame Adam Tobsen donc ñuy lëkkaloog ñoom di liggéey nga xam ne ñun heure bu ñu demee ba gis ne am nañ ay besoins sociaux yoo xam ne am nañ ko ñi nga xam ne feebar nañ wax nañu ko wala seen mbokk wax nañu ko ñun dinañ leen koy yabal ñooñu waa direction générale de l'action sociale pour ñu saafara ko ñu tamit toll tamit ci benn instant bi nga xam ne parce que feebar dafa nekkoon feebar boo xam ne xamuñu ko woon mu commencé ñu jàkkantoog ak ay malade ñu njëkk a génn nekk ci ay situation de vulnérabilité mooy ñi nga xam dañoo génn fekk seen kër temps yooyu soit désinfecté wuñ ko woon wala seen kër dafa amoon ñoo xam ne ni ay contact lañu woon donc mënaguñoo dellu seen kër bañ ko waxtaanee ak autorité bi moonte mu delluwaat di joxaat ñu ordre nañu nag léegi ñooñu nga xam dañoo génn seen kër jàppandeegul nañ leen yóbbu ci hôtel ñu leen yóbbu ci hôtel di leen fa teg ba nga xam ne nii bu seen kër jàppandee ñu bàyyi ñu dellu seen kër ñi nga xam ne tamit dañoo jóge woon ci yeneen région yi parce que boobu Dakar doog moo mën ay CTE ñooñu tamit dañ leen daan jël bu ñu génnee ñu xool nañ leen di placer ci hôtel ba am benn nombre pour mën leen a yóbbu seen région mu def nañ ko mu jëmee ay malade Ziguinchor jëmee nañ malade ay Mbour jëmee nañ malade Louga Saint-Louis donc malade yi nga xam ne ñoo doon ñëw Dakar boo fekk boobu CTE amugoon ci région yi ñooñu ñëpp dañu leen daan jël tamit di leen accompagner pour ñu delluwaat seen réew bi loolu amee ñu joxaat ñu instruction nañu nag léegi comme que kuréel bi dafa nekk Dakar nekk ci CTE yi monsieur le ministre nañu léegi wasaare leen kuréel bi mu nekk ci Sénégal yëpp ci 14 régions yëpp région bu nekk ngeen def fa cellule boobu parce que loolu dafa doon ànd ak régionalisation de la prise en charge bi nga xam ne moom lañ joxoon mooy décentralisation bi ñu ne lépp waratul jóge Dakar lépp nekkatu war a nekk Dakar ci boobu nag ci la ñu daal di wër 14 régions au Sénégal région bu nekk ñu installé fa benn cellule régionale boo xam ne moom mooy ëmb cellule départementale yi mooy district yi nekk ci district nga xam ne moom mooy kon kuréel boobu dafay ëmb ay psychiatre ay psychologue ay assistants sociaux ay travailleurs sociaux ay psychologue conseiller ak ay psychologue clinicien yoo xam ne nii ñoom képp koo xam ne nii am nga feebar bi wala sa mbokk am na ko wala daal am na dara loo xam ne daal laa nga ci feebar bi ba nga xam ne war na laa mën a indi benn jafe-jafe ci wàllu psychologique ñun automatiquement dañ lay bu ñu amee sa numéro téléphone dañ lay woo di waxtaan ak yow di la defal di jéem a xool nu ñuy def pour daal lay indi voilà. tey jii nag ñu toll ci jamono joo xam ne maladie daanaka bëri nañu cas contact yi aussi bëri nañu est-ce que liggéey boobu ni ngeen koy wéyalee ba ci jamono ji am na lu ci soppeeku gën ngeen élargir comité boobu ñuy fàttali auditeurs yi ne mën nañu woote ci 33 825 18 30 pour participer ci émission bi ndax li ñuy waxtaanee mooy prise en charge psychosociale ñi nga xam ne dañuy dund ak feebar bi waaye tamit ni ñuy toppee cas contact yi nu ñuy jàppalee seen famille dinañ ñëw tamit ci accompagnement psychosocial bi ñuy def ci ñi nga xam ne dañoo ñàkk benn waajur boo xam ne mbas mi moo ko yóbbu tey est-ce que liggéey bi dafa laaj ngeen yokk ressources humaines wala en tout cas comment vous êtes organisé ak cas yi nga xam ne dafa yokku. waaw bi ñu commencé. waaw ñu jël ki nekk ci ligne bi ba pare woy ci tontu boobu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay mbokk mi noo tudd wala fooy wootee. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. ñu ngi lay teewlu Mouhamed Thiam. maa ngi leen di fay docteur waaw di gërëm Sud FM. jërëjëf l'organisation
Patsy Valda ak l'ordre national des médecins du Sénégal. Vraiment di gërëm état Sénégal ministre de la santé tous les professionnels de la santé parce que ba feebar bi ñëwee ba léegi vous n'avez ménagé aucun effort lépp lu ñu waroon def Sénégal def ngeen ko. communication gars yi Sénégal dañ ñaan communication vraiment amul benn communication ba leen bàyyi lu nekk wax nañ ko pour Sénégalais yi xam waaw Sénégalais yi amul feebar bii la ñu gën a xam ko feebar yëpp yu am si àdduna bi parce que masul am benn feebar boo xam ni communication bi ñu ci def bii def nañ ko si feebar boobu. léegi nit ñi nag suñu bañee topp ndigal état bi prise en charge bu muy def subvention bu muy def di jël nit ki dem jëli la sa kër yóbbu la faj la di la dundal ak di la kii na ko bàyyi. troisième âge bi ñooñu am nañu plan Sésame ak yooyu nañ leen di toppatoo di leen faj mais jeune bu si sàggan ba feebar na nga jël sa bopp en charge comme yeneen feebar yi. buñ ko defee daañu xam lan la état bi def parce que dafa yomb trop si ñoom. ñuy def lu leen neex nga wax ñu naan la feebar bi amul ak kii nañ leen bàyyi ku feebar ku dem hôpital ñu la lii moo la dal jox la ordonnance ñu la demal faju benn jour bu ñu doon dugal les personnes yóbbu leen à l'hôtel ça coûte plus de 50 000 francs à l'État par jour ñaata milliards la ñu fay pour nit ñi mais nit ñi xamuñu ko boo waxee ñu naan vraiment man daal côté boobu daal la kii vraiment di gërëm tamit service social bi tamit vraiment xam naa ne sonn ngeen def ngeen li ngeen war a def yàlla moo mën a fay yàlla fay. maa ngi nuyu na tous les auditeurs El Hadji Touré Ibou Ngoné Mbengue ak auditeurs au Sud FM yëpp di leen féliciter si seen anniversaire bi yàlla ngeen am plus de 1000 anniversaire. amiin bokk si première chaîne mondiale yi macha allah. Sud FM jërëjëf si kaw si kanam. jërëjëf Mouhamed Thiam ci contribution bi docteur dinaa la jox opportunité nga dellu si bu fekkee amul beneen auditeur en ligne ñu ñëw rek ci jamono ji nga xam ne affaire yi dem na ba gën a bëri que plutôt que bi ngeen di door a sànc cellule bi tey ji comment vous vous êtes organisé. xam nga bi feebar bi commencé. dafa am mot bu am importance bu ñuy wax mooy résilience du système mooy que ne est-ce que système bi mën na def face ou pas moo tax bi ñu commencé ci wàllu psychosocial bi ma amee instruction li mu njëkk a def moom mooy dama dem seet ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu psychologie ak wàllu psychiatrie ci Sénégal muy professeur Mamadou Habib Thiam bi nga xam ne mooy chef de service psychiatrie bu hôpital Fann di professeur Omar Ndoye bi nga xam ne moom mooy gérer psychologie donc foofu au niveau du service de psychiatrie di professeur Tabara Sylla Diallo bi nga xam ne mooy chef de service psychiatrie bu hôpital principal de Dakar ma demee toog waxtaan ak ñoom vraiment may profiter occasion bi di leen remercier di leen nuyu di leen remercier ci jàppale bi ñu nangoo jàppale parce que ma demee toog waxtaan ak ñoom automatiquement dañ ne ma suñuy ressource li nga xam ne tey jii moom lañ yor ci psychiatre ak ci psychologue dañ koy mettre à votre disposition wante tamit ñu tourné tamit gis ñeneen ay bonne volonté ay psychologue yoo xam ne ñoo ngi fii di liggéey ay assistants sociaux yoo xam ne ñoo ngi fii di liggéey ay bonne volonté ñëw lëkkaloog ñun dañoo bëgg a liggéey mais ñu xam ne liggéey bi di ci kanam des na donc am na luy ñëw boo fekk boobu ñoo ngi doog a door ñu ne kon nañ def benn cellule boo xam ne nii xam nga comme ni ma waxee bi ñu commencé man dong maa doon woote ñu dem ba ma jël quelques éléments yu jóge Fann quelques éléments yu jóge psychiatrie bu principal daal leen di boole ñu daal def benn équipe ñu commencé woote au fur et à mesure que affaire bii dem mbas miy dem ñuy revoiraat suñu stratégie ba nga xam ne tey jii boo xoolee cellule bi dafa maaye territoire bi c'est-à-dire dafa am ay tentacules dafa tàlleeku ba jël Sénégal yépp ba nga xam ne tey jii dem nañ ba hôpital boo dem muy hôpital régional muy district am nañ fa benn représentant bu fa toog boo xam ne nii ñoom loolu moo doon seen liggéey c'est-à-dire que mooy li ñu naan la résilience du système dañoo basé wu ci li nga xam ne loolu la système bi am ñu xool ressources yooyu daal ci liggéey ba pare nag autorité sanitaire yi daal di ñu tamit
jàppale ci wàllu moyen li nga xam ne nii moom lañ waroon génn dem ci terrain bi def ay xool waxtaan ak nit ñi expliquer leen loolu ñu war a def donc ministère de la santé daal ñu accompagner loolu ba loolu mën a nekk ba nga xam ne ñu def nañu tuuru 14 régions yëpp visité nañ région médicale yëpp am na yenn district ñu visité ba pare ndax léegi sax ñu commencé nag léegi war a defaat beneen tour nag pour nag léegi dugg ci action communautaire bi nga xam ne dañuy daal nag passé niveau district nag daal dugg ci communauté bi donc loolu mu nekk loo xam ne nii état Sénégal moo ko moom état Sénégal moo ko defar ñu daal di basé wu ci li nga xam ne nii ay sénégalais lañ di liggéey ci dans le domaine de la santé nekkul ñoo xam ne dañoo génn ci biti ñoo defal ñu ko ñun ñoo ko defal suñu bopp avec les ressources que nous avons ressources yi nekk fii ba nga xam ne tey jii koo xool ku nekk ci cellule bi ku nekk daa am liggéey boo xam ne da ko doon def ci hôpital bi ba ama en dehors mbas mi. bi mbas mi ñëwee ñu def sacrifice daal di boole liggéey boobu boole liggéeyu mbas bi daal di koy boole tey jii di ko def tey jii wax ci mën a nekk nii ñi nga xam ne ñooy woote ñi nga xam ne dañoo am feebaru mbas bu ñu xëyee dañuy dem liggéey seen liggéey hôpital boole nag di continuer woote ñu daan woote bi mbas mi amee ak léegi donc mu nekk loo xam ne ni kon moom la ñuy wax la résilience du système nga xam ne foofu la ñu war a dem ba nga xam ne nii dañuy teg benn dispositif boo xam ne ñun ñoo ko moom tegal ko suñu bopp nga xam ne dispositif boobu ñu bëgg day dem ñu bañ day dem donc loolu lañ njëkk a réfléchir daal di koy teg mettre en place ba nga xam ne tey jii boo mënoon tey jii ñaata nit ñoo nekk ci cellule bi dama naan la ñëpp ñi nga xam ne ay psychiatre ay psychologue ak travailleurs sociaux assistants sociaux psychologue conseil bi nga xam ne ni tey dem nañ sax ba lëkkaloog ministère de l'éducation nationale commencé sax dugg ci waajum ubbi école bi pour jàppale leen donc loolu yëpp mu nekk dispositif boo xam ne dispositif national bu amoon la boo xam ne dañ ko mobiliser. waaw kon damay fàttali auditeurs yi rek ne yow docteur Abou Sy psychiatre nga ma bëggoon xam malade yi nga xam ne wala nit yi nga xam ne dañ leen di testé positif yéen ban approche ngeen di jël pour wax leen ne feebar bi daf la dal gannaaw ba ñu la testé gis nañ ne virus baa ngi ci sa yaram parce que gis nañ ci ndorteel li que dafa doon am ñu doon testé mais après dañuy daw peut-être loolu xëy na amul woon préparation peut-être méthode bi ñu leen ko waxee est-ce que dafa am benn protocole boo leen di suivre sur le plan psychosocial pour wax leen pour ñu accepter et puis nangu aussi ñu faj leen. xam nga léegi santé dafa nekk benn approche multidimensionnelle. boo xam ne santé nekkatul joxe garab rek dafa weesu joxe garab ba tax na fu mu nekk nii ñun bi mbes mi commencé nga xam ne ni am na benn dispositif médical purement médical parce que maintenant le dispositif psychosocial dañ ko xaw a génne. ñoo ngi xaw a génne tuuti ci dispositif médical bi. d'accord nañu jël kii nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. allo Marie Rosalie ça va. waaw maa ngi lay fay ndax mën nga yokk sa kàddu tuuti rek. man la Cheikh Ahmed Tidiane. Cheikh Ahmed Tidiane si dégguñu la dara est-ce que mën nga yokk sa kàddu wala nga kii. wala nga rappeler waaw moom xam naa réseau am moo baaxul docteur yaa ngi doon ne léegi approche faj dafa génn ci domaine ñëw rek faj jox garab. waaw daf ko génn dépassé nañ loolu. parce que nekkatuñu approche boo xam da ngay ñëw di ko jox nit ki boo koy jox garab tamit il faut nga expliquer ko boo koy faj il faut nga expliquer li ngay def ak moom te ñu xool ne par exemple mbas mi ak nombre de malades yi nga xam ne nii loolu la médecin di recevoir peut-être que. du ñu mën a jël temps bi ñu war a jël pour toog waxtaan ak malade yi loolu moo tax ñun soutien psychosocial bi ñu def dañuy toog woo malade bi des malade bi buñ ko xasee ba indi ci CT bi buñ xasee ba dugg ci CT bi nga xam ne ni même yenn saa yi bu ñu ko testé bu nekkee dafa ay positif ay problème këram dañuy jox numéro bu ñu joxee numéro ñun ñu woo ko bu nekkee ne amul problème tamit bu ñëwee ci CT bi automatiquement boo duggee ci CT bu nekk am nañ fa représentant. CT mooy. mooy centre de traitement pour auditeurs yi. waaw mooy centre de traitement mooy fi ñuy fajee ñi nga xam ne dañoo am feer mooy ñu nekk Fann am na Diamniadio am na Dalal Jàmm ak feneen ak feneen. boo xasee ba dugg ci CT bi am nañ fi CT bu ne am nañ benn responsable CT bu nekk benn point focal
wala ñaar yoo xam ne ñoom ñooy chaque jour jël numéro ñooñu récupérer ko woo leen jéem waxtaan ak ñoom jéem a xool naka lañ daree jéem a xool naka lañ toogee jéem a xool yan problème lañ am pour ñu mën ko gérer loolu day tax docteurs yi nga waa kër docteur les médecins personnel médical pur ñoom buñ ñu duggee secteur bi dañuy mën a rapidement def seen liggéey parce que lu bari li nga xam ne ni peut-être que nit ñi dañ koy fàtte mooy que ne EPI mooy équipement de protection individuelle yi dafay tàng. ba nga xam ne ni ñooñu buñ ci nekkee duñ ci mën a yàgg loolu moo tax duñu mën a yàgg secteur bi. waaw loolu. waaw ñu jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. Mbagnick Diouf rajo Pikine. Mbagnick Diouf ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Marie Rosalie. suñu mbokku journaliste boobu. di leen remercier. ci émission bi di ci kontaan lool. jërëjëf. waaw docteur dama am benn question bëggoon poser. puisque fi mu ne dañu war a def prise en charge communautaire. est-ce que tey yi préparer nañu les acteurs communautaires par rapport à la prise en charge psychosociale puisque xam nañ ne peut-être bu fekkee dañu nar a dem ba def léegi prise en charge communautaire amaan na xaj na acteurs ñi nga xam ne ñoom ñooy spécialistes psychosocial amuñu le nombre exact donc tey ji est-ce qu'on a préparé les acteurs communautaires su fekkee bëgg nañu contribuer par rapport justement à la prise en charge psychosociale. donc moo loolu laa bëggoon a laaj. jërëjëf Mbagnick ci laaj bi docteur Aboussi dina la tontu ci kanam tuuti. moom Mbagnick suñu naataangoo taskatu xibaar la bokk ci réseau des journalistes en santé population développement am na beneen auditeur asalaamaaleykum. asalaamaaleykum salaam. maaleykum salaam. waaw maa ngi leen di ziar waay. ñu ngi delloo ziar. allo. waaw ñu ngi delloo ziar noo tudd wala fooy wootee. voilà man Tëngéej laay wootee quoi. Tëngéej est-ce que mën nga yëkkati sa kàddu tuuti. waaw man Tëngéej laay woote Tëngéej. waaw ñu ngi lay teewlu. voilà man sama problème du par rapport ak maladie bi ci moom. parce que maladie bi moom amul benn problème comme sibiru la comme yeneen kii la quoi. mais boo sibiroo nga dem hôpital automatiquement tu es pris en charge médecin bi xool la ne la yow dafa la test ne la da ngaa sibiru bon daal la bind ay garab nga dem sa kër jël ko dans 2 jours 3 jours nga dem mu xool sa état mu ngi yaa ngi tane wala déet. fekkee dafa aggravé mu référé la. bon ñu jël en charge au niveau des hôpitaux parce que problème bi yëpp mais problème de prise en charge la parce que li may tey bu fekkee affaire bi bon yow daf la dal ñu ne la bul ñëw hôpital wooteel nga toog ñaari fan di woote mais xanaa doo toog ñaari fan du kenn du jël ci téléphone bi mais man je pense que ñaan moo ko yàlla man ba su ma taloon man su ma wootee benn journée jëluñ ma damay dem directement ci centre de prise en charge bi dem boobu ne leen man dama feebar dama corona. mais woote naa kenn jël suuf ma léegi nag bu ko defee man buñ ma nee demal sa kër du ma ñibbi fa laay toog je pense bu fekkee prise en charge bi daal gaaw na. comme bu la dalee nii nga toog sa kër mu dal la nga dem ci poste de santé ñu ne da nga corona léegi ñoom da nga déglu ne lu ñu lay wax bu fekkee dañ leen léegi il faut que ñu ñibbi ay procédures yu ñu gudd doo ci boole coow da ngay laaj centre kii prise en charge fu ñu nekk. nga xam ne jam ñaa joxe moo la gën a jege. nga taal sa oto dem ba jëm ñaar dana leen dama corona ñu leen ma sant man loolu laa ci gis. mais feebar moom am lépp comme sibir yi ak feebar yëpp rek. bon maa ngi jégalu nag wa salaam quoi. jërëjëf ci sa contribution docteur Aboussi psychiatre dina ci indi ay leeral xool tamit ñu xam ban jàngat la ci def docteur ma bàyyi la nga wéy ci li nga doon waaye nee nañ ma am na beneen auditeur ñu jël ko asalaamaaleykum. maasalaam ajaratu Marie Rosalie Ndiaye. waaw Barka. na nga def waay. maa ngi lay fay. maa ngi leen di souhaiter bon anniversaire. merci beaucoup jërëjëf. ngeen dund ba am ay 156 ans. amiin. te di wax Sud FM bu soxla woon télé am na ko bu yàgg quoi Marie Rosalie ñeen da ngeen a mel ne comme RFI quoi. te maa ngi dégg keroog oustaz di wax sax formé ngeen ay journalistes RFI. kon Sud FM du neen quoi di leen remercier bu baax. jërëjëf. vraiment mais di gën a kontaan seen invitation ci question yi tamit rafet na trop yaa ngi remplacer Ajaratu Ndeye Khady Diop vraiment. rafet na mais Marie Rosalie. waaw. ñun dañoo war a jublu ci ay hôpital ñun hôpital mooy suñu problème Sénégal. bu ñu demee xam nga léegi ba Sénégal ñuy jël ay malade di ko entrer ci ay kër yooyu dafa ñaaw quoi te ñuy wax milliards yi fi nekk ah
maire yi nekk ci àll bi yore terrain yi nga xamante ni jariñuñ leen dara lu dul di ko dagg di jaay pourquoi mënuñuy def ay nouvelle génération ci stagiaire médecin yu bees yi ci sage-femme yi ñu jubluwaat ci médecin comme malade bu amee rek lépp lay occupé war nañu xoolaat suñu jumtukaay côté boobu quoi. te di leen remercier yéen Sud FM vraiment kenn amul seen fay ñeen moom ñeen ngi saytu suñu santé vraiment di leen remercier merci. jërëjëf Barka ñu xool ndax docteur am na beneen auditeur boo xam ne bëgg na participer wala poser question asalaamaaleykum waaw dafa mel ni moom rëcc na bu fekkee sottiwul rek ñu wéy ci waxtaan wi sotti na asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay mbokk mi noo tudd wala fooy wootee. waaw Ibou Ngone Mbengue la yëmbal. waa kay Ibou Ngone ñu ngi lay teewlu. ñoo ngi leen di nuyu baax di rafetlu émission bi. ñu ngi lay fay. xam naa dama doon laaj docteur. ndax foofu ñu féetee ci wàllu ko docteur ci social. ndax dafa yem ci corona rek. ndax souvent dafa am ñoo xamante ni dañuy feebar te seen loxo du jotee ci hôpital ba façon faj gu nekk dinañ ko faju pour mën a tàqale koog seen jàngoro mais finalement dafay sooxe. ma ko doon laaj noonu en tant que foofu ñu féete ci wàllu social ak paj ndax ñooñu noonu te jotewuñ ci l'hôpital ndax ñi ngi leen di xalaat. bu ko defee ñuy rafetlu émission bu baax a baax. jërëjëf ñoom Père Birahim ak Mouhamed Thiam moom génn léegi. merci. jërëjëf donc dañuy wéy ci jël auditeurs yi pour seen appel ñu rassembler ko su ko defee docteur ñu jox la kàddu gi nga tontu tey ji docteur Abou Sy di psychiatre jiite cellule de prise en charge psychosociale bu ministère de la santé soxal li nga xam ne mooy mbas mi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. ak maa ngi wootee fii ci Pikine. Pikine ñu ngi lay teewlu. maa ngi leen di yàlla teg coono li ngeen di waxtaan lu baax la waaye kon naa bi ñuy wax ni. garab bi manqué woon te jot fee gaaj ñu bari am na ñoo xam ne jot nañ fee faat sax te waxuñu ko fenn bàyyi ba mu ñëw nag ñu koy door wax muy cardinal bi nga xam ne moo jaay ci pharmacie. corona bi mën naa del mi sax muy doon taxawal waaye kii bu dalee nit rek sàmm koo fetale boobu bu kii dalee rek mu dee ci te moom ñu moom la yor li mu toll yàlla naa ngi dégg li mu wax ne yu mel noonu tamit bu amee tamit dañ ko war a wax comme ni ñuy wax ak garab yi yal na leen yàlla teg coono siraatal mustaqiim ndax li ngeen di wax lu baax a baax ñun moo fi ne ñun ma àndul Sall ak ñu nga bokkoro bi ak Mbàkke si la ñu wax. jërëjëf. mun a xaadim gën yaa jërëjëf. jërëjëf waa kay Pape Laye ñu jël benn wala ñaari auditeur su ko defee ñu bàyyi docteur Abou Sy mu daal di tontu ci li nga xam ne posé nañ ko fi ci ay questions wala ay contributions soxal prise en charge psychosociale bu li nga xam ne mooy maladie dund ak feebar bi di coronavirus asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni sottiwul donc docteur Ousmane Gueye bu SNEPS moom nee na dafa bëgg intervenir ci émission bi ñu ngi koy jéem a joindre waaye laataa loolu docteur dama lay bàyyi rek nga jéem a tontu ñi nga xam ne woote nañu première intervention bi moo di Mohamed Thiam moom nee na dafa doon joxe contribution ci ndaw yi nga xam ne bëgguñu topp mesures yi nee na bu fekkente ne nii la ñuy wéy ci dëgër bopp bañ a topp li leen ministère di digtal est-ce que docteur yi duñu toppatoo mag yi rek su ko defee ndaw bu ci dëgër bopp rek ku feebar ñu bàyyi la noonu parce que am na ci ba ci jamono ji ñoo xam ne gëmuñu feebar bi yow lan nga ci wax en tant que psychiatre est-ce que le fait que nit ki bañ a gëm ne feebar bi am na dafa bokk ci processus bu normal lu normal la wala waruta mën a am. waaw loolu maanaam Rosalie loolu lu ñu mën a dégg la. xam nga en tant que psychiatre moom wax normal ak lu normal loolu day compliqué. parce que ñun waaw c'est-à-dire que daal li ñu mën a wax mooy am na équilibre nit ki nag bu nekkee dans un état d'équilibre bi nga xam ne nii moom peut-être que gëm ne feebar amul moom mooy gën a yomb ci moom su boobaa day daal di li ñu naan déni day daal def déni c'est un peu compliqué nag pour ñu expliquer ko fii wante daal da ngay xam ne ni am na ñoo xam ne ni tey jii dañu nekk benn situation d'équilibre boo xam ne ni li yomb ci ñoom mooy ñu gëm ne feebar bi amul. mais gëm ne feebar bi amul loolu tamit dana yomb ci yow psychologiquement instant ba nga toll noonu wante bés bu la feebar bi dalee nga xam ne nii feebar am na parce que comme ni ma koy wax am na fii feebar bi muy commencé ba léegi am na ñoo xam ne nii gëmuñu woon ne feebar am na wante ba mu duggee seen kër ba jaxas seen kër kenn waxatu leen ne feebar am na ak amul parce que tey jii c'est vrai xam nga. feebar bi li tax mu garaaw moom mooy que dañu amoon benn publicité bu ñu ko taftaloon
tal ko benn publicité comme dafa nekk feebar boo xam ne dafay reyaate te rey nekk loo xam ne ni psychologiquement dafa diis ci nit pour nit intégrer ko donc loolu moom moo tax ñu bëri daal di rejeter feebar bi ne feebar amul wante tamit xam nga comme que yenn saa yi mooy li ñu naan les porteurs asymptomatiques te loolu dafa nekk loo xam ne dafa am importance pour ñu expliquer ko kenn koo xam ne dafa nekk porteur asymptomatique kooku mën nañ ne wax ne xam parce que ñun asymptomatique mooy waaw mooy koo xam ne ni amul yëg-yëg amul mandarga feebar bi xam nga ñun culturellement ku ñu naan dafa feebar mooy koo xam ne dafa tëdd koo xam ne dafa am symptôme mooy koo xam ne amul mu yëg ci yaram xam nga nit ñi tant que sax amoo sénégalais bu tant que amul feebar du dem hôpital. xam nga fii tant que amul feebar bu ko tëddal sax bu ko tëddal xam nga donc ñun sénégalais ñun suñu bopp ñoo gëmul toog ba ci yàgg sax dafay néew nga xool ci Sénégal nga xam dañuy toog jékki-jékki rek dem dañuy def seen bilan pour xool seen wér-gu-yaram ñun li ñu xam moom mooy dañuy kayiti ba xëy suba ne kandak daanu feebar ñu yóbbu ñu hôpital donc ñun concept maladie bi ñu am mooy maladie bi nga xam ne c'est une maladie symptomatique boo xam ne dafa dem ba tëral la wala ba am complication sax ñu ne ñu doog kaa faj léegi nag nga ñëw ci benn maladie boo xam ne c'est une maladie contagieuse nga xam ne ni boobu dañu gis ne impact bi nga xam ne bu wàllee nit ñu bëri dafay indi problème ci société bi ñu ne kon noonu waroo toog di xaar ba wàllante bi am noonu ngay toogee ba doo xaar wàllante bi am mooy am na ñi nga xam ne nii période incubation bu passé automatiquement dañuy mën a wàll feebar fekk amaguñu mandarga feebar bi ça veut dire doomu jàngoro moo ngi ci seen yaram mais amaguñu symptôme amaguñu mandarga feebar bi xam nga kon kooku léegi yow boo ne ko dangaa feebar danaa la feebarul parce que amul mandarga feebar bi parce que ñun dañu jàpp ne ko am mandarga feebar rek moom moo feebar. fekk ne nit mën na am doomu jàngoro bi nekk ci moom mu mën a wàll feebar bi te léegi mu amagul mandarga feebar bi kon kooku bu ñu ko testé mu positif pour bañ mu lor njabootam dañ koy daal di jël daal di koy yóbbu nag ci benn centre de traitement teg ko fa pour jox ko ay garab pour xool ko ba nga xam ne du mën a wàll feebar bi keneen xam nga kon kooku déjà bu ne la feebarul d'accord am na dëgg dans une certaine mesure mooy que ne moom conception bi mu am ci feebar moom mooy feebar bi feebar bi tëralugg ko kon bu ne la feebarul moom ci am na vérité boppam li muy wax dëgg la ci moom feebaragul wante nag doomu jàngoro moo ngi ci moom di law di dem ci moom te mën na ko wàll keneen te kooku mu koy wàll bu nekkee mag mën na ko lor donc loolu moom moo tax nag ñu def stratégie bi nga xam dañ ne léegi ku nga xam ne nii dafa am testé nañ la nga positif dañ lay daal di yóbbu daal lay denc pour nga bañ a wàll feebar bi parce que xam nga mooy dama am benn mot bu ma indi woon ci commencement mooy résilience parce que ñun dañu war a sant yàlla xam ne feebar bi li mu def Chine def ko Europe bu ko defoon Afrique kon kenn waxatu ko parce que man maa ngi topp feebar depuis Chine tous les jours dama doon am les rapports donc ñu xam man moo tax bi ñu ne premier cas bi dafa ñëw Sénégal damaa tiit parce que dama ne feebar ni mu def Chine ni mu mel Chine bu ko melee Sénégal musiba dina am yàlla dimbali ñu feebar melul noonu wante nag ñu dem ba mel ni nag ñun dañoo commencé naagu wala dañoo commencé sàggan parce que yàlla dimbali ñu ba feebar bi virulence biñ ci doon tiit suñu borom teggal ñu ko léegi nag ñu naagu nag ne dañuy bàyyandiku mais nag Olof Njaay nee na ku naagu ku daagu boo daagoo ñu dab la kon tey jii lañ war a gën a redoubler d'effort bi nga xamee ni am nañ sutura ba nga xam ne feebar bi virulence mooy la capacité de nuisance bi virus bi amuñu ko bi mu amoon ci yeneen dëkk yi am nañ Sénégal amuñu ko loolu dafay expliquer li nga xam ne loolu moo tax une partie déni bi beneen partie déni bi mooy que ne dama koy faral di wax ci di reetaan. déni mooy weddi bi waaw mooy weddi bi lan moo kii moom mooy que ne xam nga ñun Sénégal dañoo tàmm lu ñu gisul duñ ko gëm te virus kenn du ko gis virus kenn du dox ci mbedd ma santeeg moom heure boo gisee rek mooy dugg na sa yaram ba sonnal la ci ngay doog a sentir que ne nag am nga te gis nga ñooñu naan gëmuñu feebar bi bu leen feebar bi daanelee ñoom ñuy gën a taxaw nag ñoo nag bëgg a encombrer système bi ne par la force dañ leen di faj te loolu dafa nekk loo xam ne nii loo xam ne ay nit ñoo ñu ko wax
ñoo xam ne dañ doon wax naan ñoom gëmuñu woon feebar bi mais bi leen feebar bi dalee ñun ñooy taxaw sax naan waaw kaay leen jël lu ñoo leen di xaar ñun dong la ñuy xaar kaay leen jël ñoo ngi xanaa dool ñu faj doon kii fekk ne fu mu nekk nii am na benn auditeur bu ko wax ci questions yi vraiment mu doon ay questions yi am importance mu ne buñ ko testé woon mu positif bu wootee jël si wuñ ko day dem ci CTE bi. boo demee ci CTE bi xam nga premièrement moo ngi ni dafa jël oto dawal ko dem ba ci CTE bi mais boo demee ci CTE bi kenn doon admettre parce que CTE pour ñu admettre dafa am protocole premièrement deuxièmement bu ñëpp defee noonu lan mooy am dafay encombrer CTE bi tu kon nit ñi dootuñu mën a liggéey. te day exposer sax nit ña fay dem. donc bu nekk loo xam ne nii bu ñu tegee stratégie ne stratégie nationale la nit ñi il faut ñu dimbali ñu xam ne nii par exemple tey jii corona bi dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yu mag lu mel ni France nga xam ne moo ñu ëppalee. nga xam ne moo ñu ëppalee ay moyens dem nañ ba nga xam ne nii prise en charge à domicile dañ ko daan def ñoom. ba nga xam ne seeni cas grave donc lañ doon admettre à l'hôpital parce que feebar bi au début lañ ko xamul mais bu ñu nee ba xam mandarga feebar bi xam na nu ñu koy gérer loolu moo tax ñu changer stratégie. dañuy jokkoo ak docteur Ousmane Gueye di directeur bu SNEPS di service national d'éducation et d'information pour la santé docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu Marie-Rose di nuyu sa invité bi. d'abord nga permettre ma remercier Sud FM seen taxawaay bu rafet. bi ñuy rafetlu ñu di ci kontaan di nuyu sa auditeurs et auditrices yëpp dama oote pas pour bu may poser wala commentaire bu particulier mais seulement di féliciter sama naataango boobu nekk foofu docteur Abdou Sy et di rafetlu liggéeyam taxawaayam parce que souvent kenn du leen dégg am na ñeneen ñu nekk ci kanam mais liggéey bu ñuy def mu am solo boo xam ni tey jii bu amutoon rek benn musiba lay doon donc loolu la tax tey ma ne xaaral remercier ko féliciter ko encourager ko parce que il est en train de faire un excellent travail tout le monde le reconnaît et il est important ñun ñu nekk ak moom bu ñu gisee lu mel noonu ñu tudd ko wax ko ñëpp dëgg ko moom itam mu dëgg ko parce que waa góor dina yokku ngóor vraiment ak yéen aussi di leen wax ni vraiment émission bu am solo la parce que tey pàcc bu ngeen laal muy accompagnement psychosocial tey pàcc boo xam ne lu am solo wax na ko depuis bu accompagnement boobu toon amutoon donc je crois que dinañ doon vivre situation yu doy waaru nekkoon ci mais au-delà de la famille seen entourage wala la société elle-même donc c'était vraiment une occasion pour man ma oote remercier ko féliciter ko encourager ko mais yéen itam ñu leen di encourager parce que tey jii lii lañ soxla ci journalistes yi lii lañ soxla ci médias yi ñu jàppale ministère de la santé le Sénégal wasaare xibaar yi am solo parce que tey jii mu ngi développer prise en charge à domicile lu am solo la nga xam ne tey jii nit ñi war nañ ci waxtaan lu bare ba sénégalais yi comprendre ko et ñu rassurer sénégalais yi xam ni stratégie boobu buñ ko tegee pas pour lool ren mais au contraire pour soulager suñu structure yi mais pour soulager leen ñoom pour aussi mën a am une prise en charge efficiente def naa loolu am na solo vraiment kàddu yooyu laa bëggoon jagleel émission bi vraiment di leen féliciter di leen remercier. jërëjëf ci contribution bi docteur Ousmane Gueye docteur Abou Sy dañu ñëw ci laaj bi nga xam ne Mbagnick Diouf nekk rajo Oxygène journaliste Oxygène laaj na ko muy wax ci prise en charge communautaire bi nga xam ne nee nañu ci la ñuy jublu nee na est-ce que acteurs communautaires yi ils sont assez outillés xam nañu soññ nañ leen daal ci wàllu prise en charge communautaire ak psychosocial ak loolu yëpp est-ce qu'ils sont outillés pour mën a jublu ci loolu jël ko en charge ni mu waree. merci nga may ma tuuti rek ma remercier sama mag. docteur Ousmane Gueye xam ne moom vraiment sama mag la du ñu tette depuis université ñu nekk bokk liggéey bi mu nekk tamit nit koo xam ne moo ngi def liggéey bu rafet ci domaine santé waaw ci wàllu information communication. vraiment ñu koy jaajëfal. waaw question boobu dama ci sawar a tontu parce que déjà man waa Pikine la
donc kon ma ne tey jii boo xoolee prise en charge communautaire dafa am importance parce que boo xoolee ñun ñëpp ci communauté lañ jógee quel que soit alpha ci communauté lañ jógee te tey approche communautaire de la santé mooy dafa am loo xam ne nii moom mooy benn fondement la boo xam ne mënuñu kaa dindi ci santé mooy ñun léegi nit ki nga xam ne mooy li ma doon wax sànq nit ki boo koy defal dara di ko faj nekkatul jox garab donc dafa am yeneen déterminant dafa am sax leneen loo xam ne dafay englober santé parce que dañuy dem ba définition santé sax dafa changé ñu ne la santé du rek ñàkk feebar ñu ne c'est un état de bien-être psychologique médical psychologique même financier même boo toogee amoo xaalis sa poche ne ko en bonne santé. doo sawar donc ñu dem ba nga xam ne donc prise en charge li ñu naan prise en charge holistique prise en charge globale donc tey bu ñu demee ba nga xam ne ni dans la vision ñu ne prise en charge communautaire parce que dem nañ pour yóbbu prise en charge ci gox-goxaat bi loolu dafa nekk benn premier aspect mooy lan dañuy transfert de compétence c'est-à-dire compétence bi nga xam ne médecins yi infirmiers yi sage-femme yi ak ñeneen ñëpp le corps médical compétence bi ñu amoon dañ koy décentraliser wàcc ko pour que ñu dem ba ci biir kër yi xam nga kon tey jii buñ ne prise en charge communautaire nekkul ñun ñooy dem def liggéey bi nekkul comme li nga faral di wax soxlawuñu ay professionnels de communautaire mooy nit ñi ngay defal nga fexe ba ñu def li ñu war a def maintenant les professionnels communautaires yi nga xam ne ñoom la ñu war a former ñoo doon ay relais pour mën a décentraliser mais l'objectif visé maanaam moom mooy problème bi communauté bi wax problème bi ñu xool nuñ koy solutionner à partir des moyens yi nga xam ne yooyu la communauté bi yor mooy système de résilience mooy li ma la xam nga sànq dama la développé ma ne la cellule bi tey jii dañoo basé wu ci l'existant donc tey jii ñun buñ demee ba ne dañ approche communautaire décentralisation communautaire nekkul ne c'est vrai am na daal aspect boo xam ne dañoo war a dem sensibiliser former nit ñi wax leen les messages qu'on veut passer messages yooyu ñooñu nekk ay relais jàllale ko ñeneen ba mu dem ba dugg ci biir kër yi ba nga xam ne ni kon tey jii boroom kër gu nekk da ngay nekk benn acteur de santé ci biir kër doom ju nekk da ngay nekk acteur de santé ci biir kër ba nga xam ne comme ni may wax soxlaatuñu yor policier mu topp ci ginnaaw nit ku nekk pour nit ki sol masque loolu mooy approche communautaire moom mooy problème bi ci communauté bi la jóge solution bi ci communauté bi jóge ñu koy appliquer ci su communauté bi la jóge ma doon wax naan par exemple tey jii ñun dañoo am loo xam ne nii ay ressources la te ressources yi damaa mel ni yenn saa yi dañ ci dul conscient xoolal tey lan moo nekk Sénégal ci ay boo demee ci gox ci ay xale yu góor yu nekk ci koñ bi toog du ñu waxtaan di defar ataaya di kii affaire yooyu après communauté dafa war a nekk ay kii yoo xam ne daf ko war a monopoliser dem ba foofu saxal fa message yi wax fa comportement yi gars yi jël loolu daal di ko yóbbu ci kër yi tas ko donc loolu mooy approche communautaire bu nekkee loolu nag kon ñu ne niveau de prise en charge psychosociale dafa am ay niveau mooy des niveaux stratifiés dégg naa kenn sax ku doon laajte ci question yi naan est-ce que affaire prise en charge psychosociale amuloon ankay amoon na mais dañ koy nekk di ko soqiwaat di ko defalaat beneen aspect boo xam ne dafay nekk des niveaux de prise en charge ak niveau boo xam ne nii parce que dafa nekk ay compétences yoo xam ne bokkul donc compétences yi il faut ñu étager ko niveau bu nekk la nga ca war a def nga def ko mooy li ma la sànq ñun am na yoo xam ne ni besoins yoo xam ne bu ko jotee mënuñu ko régler dañ koy jàllale action sociale am na ay besoins yoo xam ne bu ko jotee mënu ko régler da koy jàllale ci kaw donc prise en charge doo gis comme benn nit dongal dafay doon benn étage boobu nag dañ kaa jógee ci kaw ci autorité bi di ko wàccee bëgg nag mu dem ci biir kër yi ba nekk ci biir kër yi ba nga xam ne ni su boobaa nag léegi kooku mooy doon approche communautaire bi nga xam ne ni day daal di àgg ba ci biir kër yi nga xam ne ni su boobaa yow message bi ngay jàllale télé sa doom
moom moo koy répété ci biir kër gi ba nga xam ne nga dem ba nga xam ne nii dafay doon loo xam dafay ancré c'est ça l'objectif. ki nekk Tëngéej woote moom nee na ni mu jàppee Covid-19 dafa mel ni palu la rek nee na la prise en charge doit être normale mais li mu mënul comprendre mooy ñu testé le positif wala ngay gis ci sa yaram ay mandarga feebar bi ngay woote plus de 2 jours kenn jël siwu la nee na moom loolu bu ko dalee day taal otoom dem ci centre de traitement des épidémies pour ñu jël ko loolu est-ce que c'est possible aussi docteur dina baax ci comme wax na ko nga dellu si aussi ci yenn appels yi nga xam ne dafay yàgg ñiy wootee plus de 2 jours dans ce cas nan la ñuy def tout en sachant que yow leer na la ne feebar bi nga am bëggoo ko wàll ñi nga nekkal est-ce que boo demee yaa ngi ko doon wax sànq kenn du la jël naka lay demee. waaw xam nga déjà ñun bu ñu feebaree rek dañuy perte réseau comme ni ko xale yi waxee xam nga comme yaa ngi koy wax sa kenn ñu annoncé na ngaa feebar rek nga daw jëm sa kër fekk na yow la nga bëgg nekk lor sa kër mais da ngaa jaaxle xamoo foo jëm. donc effectivement nit ki bu ñëwee toog ñu ne ko da ngaa corona dafay jaxle da ngaa amee corona dafay jaxle bu jàppee ne corona dafa nekk feebar buy rey ko amaana sax mën na def loo xam ne nii da koy lor mais bu toogee réfléchir mu xam ne man corona bi lu mu lan la c'est-à-dire encore une fois de plus il faut que ñu am la bonne information li ñuy xeex du liñ naan la létalité. du li nga xam ni moom la corona di rey loolu lu néew la naam sax nekk na lu metti parce que même bu nekkee benn ku faatu sax metti na waaw wante may fàttali ne ñun fii depuis corona bi commencé ak léegi am na ay dëkk yoo xam ne nii bañ ca tollee li ñuy am ci commencement ak léegi ñoom ci benn fan lañ ko daan am. ci benn fan lañ ko am balaa ngay ñëw ci moom li mu wax dem ci CTE rek ñu jël la en charge wala ñu delloo la dañuy bàyyi page publicitaire ñu def seen tuuti ñëwaat. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Val d'Afrique ak ordre des médecins du Sénégal docteur ñu ñëwaat ci waa ji nekk Tëngéej doon wax moom craintam bu waxee na ko daal moom daal bëggul feebar toog ci këram pendant 2 jours di woote. la xam nga feebar bi li ñu daan wax mooy boo feebaree déjà nga appliquer les mesures barrières pour bañ a wàll kenn. parce que comme ni ma ko doon waxee sànq même en France même dans les pays développés le système de santé dafa débordé ba nga xam ne benn instant il fallait faire des choix stratégiques pour permettre que le système de santé soit résilient continuer dox donc tey jii bu nekkee am nga feebar ñu ne la testé nañ la positif corona ñu ne la demal toog sa kër li nga war a njëkk a def yow moom mooy li nga war a def yow balaa li état bi war a def lan laa war a def pour aar sama bopp lan laa war a def pour aar sama njaboot. du dem taxaw ci CTE ba de naam sax ñoo ngi jéggalu ci retard boobu mu nekk loo xam ne lu am la wante nag li ko sabab mooy que ne da amul place ci CTE yi parce que xam nga CTE bi par exemple tey jii bu ndee ba CTE bi fees te ñu bëgg a teg nit ñi dans des conditions optimales xam nga mënuñu la jël teg la n'importe où. yenn saa yi ñu ne kon nañu bàyyandiku ñu xaar en attendant place di am nga xam ne fu mu nekk nii ñun tey jii chaque jour. place fu mu amee Thiès dañ may woo ne ma place temps de malade war naa génn ñu war leen indi Dakar ñu def indi leen Dakar jëlaat ay nit Dakar yóbbu leen Thiès mu nekk benn gymnastique boo xam ne dañ koy def muy wët place nga xam ne dañuy toog di wët place donc yow nit ñi bu ne la toogandikul ça pas dire que ne dañoo faalul sa appel dafa nekk ne am nañ ñi ay nit ñu nekk ñoo xam ne ñoo ngi def régulation mooy waa SAMU di def régulation di xool fan la place am. ñan lañ war a jël te mu nekk tamit loo xam ne dañ koy stratifier mooy xam ni ñi gën a urgent parce que am na ñoo xam ne dañuy urgent man chaque fois ñu woo ma di ma xam malade bi dafa urgent nan na bu nga waxee nga waxoo ak sami ñu xool bu nekkee urgent na rapidement ñu jéem ko jël yóbbu ko xam nga tamit su boobaa ki nga xam ne ni am na feebar boo xam ne symptomatique na wala am na complication munoo bàyyi place bi di ko jox keneen koo xam ne mu nekkee 2 jours la nag. su boobaa dañ am benn arbitrage bu ñuy def donc loolu mooy indi retard de prise en charge bi mais même retard de prise en charge bi à chaque fois day nekk kenn ko xam ne li ñu naan mooy malade asymptomatique te malade asymptomatique ñu gis ne
parce que nañ ñëwaat ci wax ji mooy que ne li stratégie bi ñu tegoon au début c'était pour protéger parce que amuñu woon assez de recul feebar bu bees la woon xamuñu profilu feebar bi ñu ne kon léegi boo xoolee ñu ne contact nañ leen yóbbu à l'hôtel en attendant ñu xool feebar bi biñ demee ba gis ne contact yi feebar bi c'était pas aussi virulent bari woon c'est-à-dire létalité bi li mu daan rey tollul ci yenn chiffres yi ñu gis ne wàllante bi moo gën a garaaw te wàllante bi mënees na kaa xeex neneen nu yóbbu nit ñi ci hôtel parce que tamit nit ñi boo leen yóbboo ci hôtel wala ngeen yóbbu leen ci prise en charge dañuy bàyyi seen liggéey. bàyyi seen itte bàyyi seen i kër nekk ci centre de prise en charge yi am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi centre te bëgguñu dara budul génn ci donc mu nekk loo xam ne nii benn arbitrage la ñuy def pour jongler pour xool ñi nga xam ne nii war nañ leen yóbbu ci centre bi ñu yóbbu leen ñi nga xam ne nii war nañu des seen kër ñu des seen kër mooy prise en charge à domicile boobu nga xam ne nii tey jii par la force il faut ñu dem ci prise en charge à domicile boobu lu tax du man décidé wu ma damay joxe sama point de vue parce que tey jii daa am benn auditeur bu ko wax naan ñoo ngi commencé sentir ay manque lu mel ni Gardenal loolu yàgg nañ ko wax. yàggoon nañu wax naan mesures yi ñu teg mooy tëj frontières yi bu yàggee am na yeneen feebar yoo xam ne moo ngi foon ñoo xam ne ñoo ngi ko doon contrôler garab yi di jege bitim réew du ñëw dina manqué loolu ñoo ngi ko doon wax ci ndorteel bi ñoo ngi doon wax naan attention mesures yi nga xam ne nii monsieur le président jël na ko bu yàggee dina jur leneen mooy lu mel nii nga xam ne dañuy ba les médicaments essentiels yi nga xam ne defuñu ko fi Sénégal war kaa dem jëli bitim réew du ko indi mu am ay jafe-jafe donc loolu moo tax tamit mesures yooyu rapidement ñu teggi ko pour lan pour mën a aar réew mi xam ne ni mesures yooyu bu continuer mën naa jur leneen loo xam ne moo gën a garaaw donc loolu mesure bi nga ko teggee teggiwuñ ko pour nit ñi def ci leen neex dañ kaa teggi encore une fois de plus pour aar réew mi pour nit ñi mën a conscient parce que jàpp nañ ne nit ñi buñ lay jàngal xanaa école sax boo ci duggee wala buñ la daralee daara sax ngay jàng alxuraan wala nga dugg école lu mu bon di nga passer classe donc nag bu ñu jëlee teg ay mesures restrictives def couvre-feu 18h jékki-jékki yéeg ko 21h jékki-jékki yéeg ko 23h jékki-jékki ñu dindi ko nag nit ñi war am beneen jàngat boo xam ne nag kon jàngal nañ leen naka lañ war a def ba appliquer mesure barrière wante waruñu dindi couvre-feu ñu ne kon ala rëcc nañu kon ça veut dire que jànguñu dara. donc tey jii foofu lañ toll fu nga xam ne nii tey jii prise en charge à domicile mënut a ñàkk lu tax mënta ñàkk parce que système de santé bi comme li waa ji wax problème bi nekkatul ay tabax hôpital loo mënta tabax ci hôpital fu mu nekk nii boo ko bëggee feesal da nga ko feesal te tabax hôpital dafa ànd ak former ay médecins dafa ànd ak former ay infirmiers dafa ànd former ak ay sages-femmes loo xam ne peut-être capacité boobu dëkk bi mënu ko xam nga tamit il faut ñu xam ne dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne dafa néew doole donc tey jii lan lañ mën a def parce que ñoo ngi dem ci beneen phase boo xam ne ni am nañ ay feebar yoo xam ne suñuy feebaru bopp la yu mel ni sibiru moo ngi ñëw. léegi-léegi mu commencé taw boo commencé taw nit ñi dana am ñu am sibiru bu ñu amee sibiru danañ dem hôpital te bu ñu demee hôpital il faut ñu faj leen te am sibiru war te tax ñu tàppet corona ba duñ dem hôpital pour ñu faj leen donc mu nekk na léegi fu mu nekk nii daa am service yoo xam ne dañ kaa arrêté woon ndax corona am ay activités yoo xam ne dañ kaa arrêté woon ndax corona bi mu ñëwee léegi nag il faut que service yi reprendre pourquoi parce que nag am nañ ay échéances yoo xam ne dañuy xaar. ñu ñëw ci laaju Ibou Ngoné moom dafa doon laaj jéem sànq junj nga ko sax ndax prise en charge psychosociale bi ñuy wax ndax amul woon ndax am na yeneen feebar yoo xam ne ñu ngi fii te yenn saay mu metti mais du ñu gis fu ñu koy jooyante. waaw prise en charge sociale boobu amoon na wala prise en charge psychosociale sax laa mën a wax mais ñun liñ ci def rek mooy dañ ko yeesal. dañu indiwaat beneen modèle boo xam ne dañ ne nag léegi. place ba ñu war a am parce que autorité moom moo xool nañu defal leen ma lii ñu def ko mu gis ci loo xam ne njëriñu askan bi la
bañ ko liggéey ba liggéey bi àgg na dañ koy delloo liggéey bi delloo ko jox koy loxoom ne ko lii nga ñu santoon mais ñun jàpp nañu tey jii fi ñu toll prise en charge psychosociale dafa nekk loo xam ne dafa war a sax dafa nekk loo xam ne dañ ko war a développer ci Sénégal te am na ay acteurs yoo xam ne tey jii li ma lay wax am nañ ay renforcement de capacité yoo xam ne nii def nañ ko te renforcement de capacité yooyu ci xaalisu réew mi lañ ko defee def ko ci ay doomu réew mi ñu nekk ci réew mi di liggéey ci réew mi kon ñooñu tey am nañ ay capacité yoo xam ne nii bu corona bi jeexee dadul yoon ñu toog ne dootuñu ko def am na réseau boo xam ne ni tey ji teg nañ ko mooy li ma la wax dugg nañ ci gox-goxaat yi dem nañ ci région médicale dem nañ ci district yi installé nañ ay cellules tey cellules yi ñoo ngi koy wàccee ba mu dem ci communautaire buñ ko wàccee ba mu dem ci communautaire ngir yàlla buñ ne corona jeex na rek ku nekk dem toog di xaaraat parce que ñun loolu mooy suñu problème dafa mel ni ñun dañ ay projet la ñuy liggéey boo xam ne dafay am commencement ak fin alors que comme li ma la wax ñi def liggéey boobu dafa nekk ñoo xam ne ni ay doomu réew lañ dëkk ci réew mi di liggéey ci réew bi di servir réew mi ak donc ñooñu compétence yi nga xam ne defal nañ leen ko tey jii rien n'empêche que bu feer bi pare ñu continuer def liggéey boobu léegi nag après ça va être day doon décision autorité moom mooy xool mais en tout cas dispositif bi moo ngi fi existé na autorité bi jox nañu ndogal nañu liggéey leen def leen ko loolu dong la mën a def nag après nag ñun nag suñu bopp nag ñun ñoo xool ni ñuy def nag pour faire fonctionner cette machine là. defe naa tontu nga tamit laaju Barka mi doon wax ne mbir mi ay tabax hôpitaux la ci prise en charge à domicile bi tontu nga ko ak ki doon wax ci mbirum gardenal bi woote Pikine aussi expliqué nga lan moo tax on en est arrivé ci kii bi ñu toll ci ba nga xam ne am na rupture yaa ngi doon expliqué ne frontières yi mesures yu ñu jëloon auparavant moo tax nag ñu changé waat stratégie ibbiwaat pour éviter yenn conséquences yu mel ni dañuy ibbiwaat antenne bi 33 825 18 30 ñi bëgg a jokkoo ak docteur Abou Sy di coordonnateur national cellule de soutien psychosocial bu ministère de la santé soxal Covid 19 moom docteur Abou Sy di psychiatre docteur mu bëggoon xam ñi nga xam ne dañoo ñàkk benn waajur ndax Covid 19 est-ce que ñooñu dafay laaj ñu am benn prise en charge psychosociale bu spéciale tout en sachant que ni ñu tàmmee denc seen néew dafay changer habitude bu bees la tàggatoo gi day métti nga am malade boo xam ne def na diir seeti woo ko mu génn àdduna noonee tamit lay demee donc mu indi rupture bu bari ci li nga xam ne tàmm nañ ko mu nar a nekk dëy bu métti balaa ma la ci jox kàddu nga tontu ñu jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. El Hadj Touré Yarax. El Hadj ñu ngi lay ziar. Rosalie. yow gis nga fi de. waaw gis naa fi kay ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay nuyu bu baax di lay ziar. maa ngi lay fay. di nuyu docteur Abou Sy no mbaɗɗa selli. yontan mi salmini galɓe juurimama. dañ yagi ma cellal. jaarama mbaɗɗam jaarama. alhamdulillah bon maa ngi nuyu ñëpp di ziar waa Sud FM auditeur yëpp. di ziar bu baax tontu li Cheikh Ahmed Tidiane Ndour. di ziar Mamadou Lamine Thiam di ko nuyu maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu. bon Rosalie yëf yi yàgg na de. feebar bi yàgg na lool te nit ñi respecté nii. tellement def nga man maa ilaaj docteur bi fu mu nekk nii comme du may gisee ni télé bi ma. allo. waay. waaw ñu ngi lay déglu. waaye man ci télé bi rek laa gisee léegi fu mu nekk nii bu ñu nee nii nit dafa am feebar bi jàngoro bi maanaam. léegi ñu koy jël si. parce que anam yi ñu koy jël si léegi fu mu nekk nii sur après bon est-ce que mënuñ koo jëmale nii rek comme ça bon ñëw jël ko te fekk kenn yëgu ko daal fekk nit dañuy yëg waa koñ bi yëpp yëg ñu naan xam ni dugg nañ kër ñoom jiw ñu ngi jël ci biir affaire ñii di filmer ñii di kii yow est-ce que mënuñ koo defee yeneen anam daal pour fekk du noonu daal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf El Hadj Touré donc dañuy jéem a xool ndax am na keneen ku nekk ci ligne bi docteur asalaamaaleykum asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. waaw asalaamaaleykum. ñu ngi lay teewlu. waaw maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. noo tudd wala fooy wootee. Abdou Sakor laa tudd Pikine laa tudd. Abdou ñu ngi lay teewlu. waaw
maa ngi nuyu di nuyu sa docteur invité bi. ñu ngi lay fay. ma ne. président de la République mooy la 11 mai. daa waxoon naa joxe 10 millions mag. moo taxoon mu amut ay yenn mesures yëpp mu teggi ko. te ba tey kii daa yokk feeb daa yokk it ko joxe na ko wala joxe ko loolu laa bëgg a xam na dafa waxoon dinaa joxe 10 millions mag. dugg naa marché yi dugg naa transport yi dinaa joxe 10 millions mag it ko joxe na ko. na feeb dafa yokk ba tey it ko ñëpp a ñu takk mag. jërëjëf ci laaj bi dinañu jox docteur kàddu gi mu xam yan tontu la ci indi ci li ma la doon laaj docteur Aboussi mooy ci ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan ci feebar bi seeni famille naka lañ leen di jëlee en charge annonce beek yooyu ak lépp li ci ànd daal kii gunge leen mu bañ a nekk dëy bu diis ci ñoom. merci beaucoup loolu la nga xam ne dafa am solo parce que dafa am benn ñàkk déjà moom mooy nga ñàkk ku la jege. Premièrement mu faatu ci feebar wante tamit feebar bi tax na tamit wàllu denc bi li ñu koy dencee mënuñu def rituel de deuil mooy rituel yi dafa am importance mooy li nga xam ne loolu mooy permettre nit ñi partager xam ne kii génn na fi jóge na àdduna donc pour que ñu accepter affaire bi nga xam ne dina mën a dund après ak ñàkk boobu. Effectivement dafa am codification culturelle boo xam ne moo ñu permettre nu ñuy defee suñu rite funéraire mais Covid bi ñëw ñu changer rite funéraire bi mais loolu ba tey nit ñi mën nañ kaa accepter bu nekkee liggéey nañu ak ñoom loolu moo tax cellule psychosociale bi fépp foo xam ne nii am nañ décès pour la plupart des cas bokk parce que mu doo toog tamit ne motal nañ. waaw mais xam naa ne pour la plupart des cas des décès bi ñu ko yëgee. Automatiquement parce que loolu dafa bokkoon ci mission yi nga xam dañ ñu ko dénkoon nañu fexe leen ba jokkoo ak famille bi xool naka leen di jàppale et je pense que def nañ ci ay jéego yu am solo yoo xam ne ci wàllu waxtaan ak famille bi dalal leen wante xool tamit naka lañ leen accompagner ba ñu denc ki wàññeeku dans des conditions de respect de la dignité humaine et lépp li nga xam ne nii. Famille demandé woon nañ ko dans ces conditions pour dans le cadre du mu accepter pour mu faciliter le travail du deuil lépp li nga xam ne demandé wu te mënoon ñu ko def en accord avec l'autorité def nañ ko ba nga xam ne ni loolu yaakaar nañ ne tey jii suñu borom dimbali ñu ci li nga xam ne ni ci wàllu boobu ba nga xam ne yu bari am na yoo xam ne mën def nañ ko. ñu gis tamit ci vidéo de sensibilisation yi nga xam ne ministère de la santé def na ko fan yi ay patients yoo xam ne dañu feebaroon ba wër ñu gis ci kenn koo xam ne moom nee na li ko gën a métti mooy feebar bi da ko wàll papam ba kooku mujj génn àdduna xam nga kooku des fois bu ñu ko toppul peut-être mën na am sentiment de culpabilité ne moom moo rey papam genre cas yooyu est-ce que tamit yéen a ngi leen di suivre parce que on sait jamais mën na leen indil yeneen jafe-jafe plus tard. waaw xam nga mooy delluwaat ci waat rek encore ci capacité de résilience mooy capacité à faire face parce que boo xoolee cellule bi dafa am fu liggéeyam yem commencé ak fu liggéeyam yem c'est-à-dire que nit ki nga xam ne nii dans comme cas bi nga jox nga xam ne nii kooku dafay nécessité benn accompagnement boo xam ne dafay dépasser cadre Covid. kooku bu ñu ko jëlee automatiquement bu ñu jëlee ba gérer. période Covid bi ba nga xam ne gère nañ cadre décès Covid bi accompagner ko ba ñu def enterrement bi et tout ça def yenn première technique ak moom su boobaa dañuy koy delloo ci système conventionnel de santé parce que système conventionnel de santé dafa am ay nit ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey xam nga loolu moom mooy tax système bi mën a féex. parce que doo jël benn malade doo jël kenn rek jël ko téye ko rek jëm ak moom ilaa yow mi. ñeneen di la fekk si. déedéet il faut système bi ngay génne ngay purger. am na ñoo xam ne nii boo leen jëlee en charge bu ñu génnee bu amee benn diir da nga leen génnee ci sa fil actif daal leen yóbbu ci système de santé conventionnel bi dugal leen ñun donc ñun cellule bi dafay dem benn instant xam ne dafay nekk porte d'entrée ci système de soins conventionnel bi nga xam ne ñun kooku bu ñu ko jëlee ñu mel noonu bu ñu leen jëlee accompagner leen pendant benn diir bu gàtt ba ñu xaw a stabiliser dañ leen def référence. yóbbu leen ci cellule de prise en ci centre de prise en charge conventionnel mu nekk hôpital Fann mu nekk hôpital Dantec wala mu nekk
yeneen psychologue yi nekk fii wala clinique yooyu daal leen def référence foofu ñu daal di continuer seen suivi comme ça léegi loolu mooy permettre que la cellule bañ a accumuler parce que bu accumulation amee loolu moom mooy indi cellule bi daal di buure xam nga ñu bëri dañ koy wax dañ naan boo xoolee nit ñi da ngay gis sax yenn saa yi parce que bi ñuy def formation bi ñuy def sensibilisation parce que loolu danañ ko def cellule day def sensibilisation bi def sensibilisation ak ñi les téléspectateurs les ñi wuy téléphone. dañ lay wax ne day am nit ñoo xam dañuy woo pour saboter mais waxtu bi ngay woo pour saboter am na kenn ko xam ne moo ngi taxaw ci biti soxla ki ngay saboter te mënta dugg loolu mooy boori système bi donc ñun moo tax système bi ko tegee dañu am système dafa am système d'entrée am système de sortie boo xam ne nii même bu la suivre ba benn période automatiquement dañ lay reverser ci système conventionnel. mais au moins vous veillez à ce que kooku transition bi am. mu am beneen suivi. waaw kooku la ñuy wax référence modèle de référencement am nañ modèle de référencement boo xam ne dañ jóbbu ba teg la ci loxo ku ñu wóolu ne la suivre ñu ko ba pare kooku tamit dinañ delluwaat ci ginnaaw encore di ko laaj nu mu def. waaw ñu ñëw ci laaju El Hadj Touré moom nee na dafa bëggoon xam ndax. ni ñuy jëlee maladie ni ñu leen doon jëlee au début est-ce que loolu mooy wéy ba tey parce que dafa jàppoon ne lu diis la amul sutura ñëpp di la xamal est-ce que noonu lañ koy defee ba ci jamono ji. waaw xam nga fu mu nekk nii sax ñoo ngi dem vers la prise en charge à domicile. prise en charge à domicile bu amee mooy amatul jëli ji malade wante nag dinañ jaar di xool te loolu dafay doon benn système xam ne il faut tamit nit ñu comprendre comme li ma benn stratégie day avancer au fur et à mesure ngay xam feebar bi. da ngay moduler sa stratégie xam nga boo xoolee loolu nit ñi dama comme li dafa am ñoo xam ne nii dañuy désinformer mooy ñi may woowee les marchands de peur moo xam ne dañuy jaay tiit ñoom li leen intéresse mooy wax population yoo xam ne dañ leen di tiital mais feebaru corona bi amul dara loo xam ne daf ko taxawee loo xam ne yeneen feebar yi taxawewu ko nit ñi seen xel a gàtt rek mais bu ñu xoolee. feebar bi nga xam ne ni mooy feebaru VIH bi muy doog commencer lañ ca doon wax yépp mais au fur et à mesure ñuy dem dañuy gis ne day évoluer ñu ci dind lu bari feebaru corona bi tamit noonu dong la au fur et à mesure muy dem dañuy gën a xam feebar bi gën a xam virus bi di ko gën a maîtriser lu ñu koy gën a maîtriser nag di gën a mën a dund ak moom parce que léegi virus moo ngi fi mënuñu continuer comme li ma la waxoon mënuñu continuer di tëj frontières yi. loolu commencement ba la woon pour mën a xam virus bi xool ko xam ni mu mel xam nu muy doxee pour mën a xam nu ñuy dundeek moom donc tey jii bu demee ba ñun nga xam ne nii ñoo mën a dëkk yi dem ba tijji frontière reprendre les activités gis na ne maintenir tëj frontière boobu li muy yàq moo ëpp li virus bi yàq ñu ne ko nañ tijji frontière bi noonu tamit la ñuy demee ba prise en charge ñu xam ne nañ daan jëlee nit ñi au début nga nekk contact yóbbu la hôtel dem ba gis ne loolu li muy yàq moo ëpp ñu daal di koy bàyyi di jël nit ñi positif di leen yóbbu ci centre de traitement yi dañuy dem ba benn instant dootul justifié wu parce que nag dina dem benn instant boo xam ne comme ni ma ko waxee mënoo gis ko am palu wala feebar palu damay wax nit ñi chaque fois rek ne leen xool leen diggante lii dee ci palu par jour Sénégal nañ ko comparer ak lii faatu ci corona par jour Sénégal kon tey jii mënatuñoo dem ba nga xam ne tey jii naam corona ku ko testé nga positif ñu am keneen ko am palu nekk forme grave mais nag day jaadu ñu faj ki am palu donc système de santé bi mënuñu ko encombrer. tey loolu foofu lañ toll dañoo toll foo xam ne nit ñi il faut ñu waxante dëgg ñun suñu biir ñu xam ne mënuñoo système de santé mënuñu continuer def nañ naan def bu ñu ko doon def dañuy encombrer système de santé bi dañuy encombrer suñu économie donc ñu ne nag léegi dafa jot nag léegi comme que xool nañ feebar am nañ une phase d'observation xam nañ feebar bi nu mu demee kon tey jii xam nañ ne feebar am na benn virulence bi ñu ko doon wax amu ko kon nag tey dafay jaaru nag léegi ñu mën a dund ak moom pour nag mën a gérer yeneen activités yi mooy la ma la wax parce que tey jii ñiy faj ci corona ñi doon faj ci corona bi ñoo nekkoon ci hôpital di faj palu ñu doon faj corona bi ñoo nekkoon ci hôpital di rawale jigéen ñu ëmb ñi. ñu doon faj corona bi ñiy faj corona bi ñoo nekkoon ci hôpital bi di faj ñam tension ñam AVC tey feebar yëpp dafay ñëw taxawaat ci nawet bi ñëw taxawaat ci tàngoor bi mu nekk nag
kon tey jii bu ñu encombré suñu système de santé pour ne dañoo bëgg a jël lépp jox ko corona léegi yeneen feebar yi nga xam ne Sénégal xeexoon na ko ba feebar yooyu dellu ci ginnaaw programme élargi de vaccination paludisme tuberculose yooyu yëpp ñu commencé koy bàyyi au détriment de corona kon bu yàggee danañ daan corona bi de wante kon yeneen feebar dañ ñu daan. donc loolu moo tax nag tey jii ñu war a changer stratégie bi xam ne nag nit ñi dañ leen di responsabiliser dellu leen seen i njaboot yi ñu toog ñu xam ne amatul honte feebar du c'est pas une maladie honteuse du feebar boo xam ne def lu bon moo tax nga am ko dafa nekk feebar boo xam ne day wàllante comme li waa ji wax d'accord naa ci moom ci une partie mooy grippe mën na ko considérer comme grippe mais seulement grippe boo xam ne nii da ngay jël ses précautions damay fàttali nit ñi ne boo demee fi feebar bu jógee muy Asie bu ñu amee grippe dañuy takk masque dafa bokk seen culture mais pourquoi kon tey ji ñun duñ jël corona bi ne grippe la pare boole ci takk masque kon tey ji ñun ñoo war a tey ji man li may wax moom mooy que ne système bi def na li mu war a def yëpp tey wax ji am na kenn ko naan président ma waxoon nañ jox 10 000 masques. Abdou woote Pikine waaw woote Pikine 10 millions de masques. waaw 10 millions de masques xam naa ne sama mbokk Pikine la sànni xeer dong la ñuy def mais tey foo taxaw ci dëkk bi gis ay masques foo taxaw ci naam dañ koy jaay. naam dañ koy jaay léegi nag xanaa kay wax ji mooy nu ñuy def ba masques yi yomb. ak ni ñuy def ba nit ñi takk ko tamit. ak ni ñuy def ba nit ñi takk ko. parce que dañuy gis te loolu duma leen ci ŋàññi parce que loolu la dafa nekk loo xam ne habitude la Asie balaa corona bi ñëw ku ci soj da ngay takk sa masque di dox sa soxla. parce que soj day wàlle. kon feemu ne fu nekk nii takk masque bi looy sababam du dee du ragal dee moo tax ñuy sababu takk masque bi sababu takk masque mooy lan mooy feebar bañ a wàllante ñu xam ne. donc tey jii àgg nañ foo xam ne nii peut-être que prise en charge même extra hospitalière bi ñuy wax ak ñoom seen nga xam ne lépp dañ ko def pour mën a nekk teg nit ñi ci dans des conditions yoo xam ne dañ mën a faju tey nit ñi seen bopp ñun ñooy taxaw di ñaan pour ñu bañ leen yóbbu foofu parce que tamit comme ni may wax am na ay kilifa am na ay responsable am na ay borom kër yoo xam ne ñuy jóg di daan seen doole. ñu leen yóbbu foofu ñu teg fa seen amul seen njaboot amuñu lu ñu leen yore donc ñu dem ba benn instant boo xam ne nag ñooñu il faut ñu dellu seen kër dellu seen i activité waxuñu la nga ne am naa corona rek dem toog sa kër dootoo génn tëju ki geste responsable du ma ne geste bari geste responsable. geste responsable mooy lan mooy ne man damay takk masque pour bañ a wàll keneen takkoo masque pour protéger wu de. damay takk masque pour boo ñaal keneen ki takk masque man moo mën a protéger moom bu takkee masque bu ñëpp réfléchir noonu amaana tuuti rek c'est vrai au début chiffre bi dina yokk mais après day wàññeeku donc aujourd'hui la balle est dans notre camp parce que gis nañ ne naam tey jii traitement yi ñuy wax et tout ça on a vu que c'est des traitements symptomatiques moom mooy feebar boo xam ne ni lii daf may metti ñu jox la garab pour mu deñ damaa sama température dafa yéeg ñu jox la garab pour température wàcc sama yaram day metti ñu jox la garab pour yaram bi metti mais am na ñoo xam ne nag ñooñu mënuñu leen a bañ a jox un traitement spécifique mooy lan mooy mag ñi nga xam ne da leen di daaneel wala ñi nga xam ne dañoo am feebar da leen daaneel te bu leen daaneel ñu am forme grave ñooñu hôpital daf leen war a jël en charge obligatoirement. léegi nag ñeneen ñi nag nga xam ne ni moom ñoom ñoo am ay forme asymptomatique ñi nga xam ne amuñu dara lu ñu yëg seen yaram mais bu ñu mënee def 40 bu ñu mënee def 14 wala quarantaine physique seen bopp seen biir kër mais ça ne se justifie plus qu'on les mette à l'hôpital di encombrer benn lii mais nag à condition que nit ñi respecter les gestes barrières et les gestes responsables. pour bañ a wàllante bi bañ a dem. waaw li ma bëgg a xam rek docteur ci simili yi ñu dese mooy ndax jéem ngeen def je sais pas étude
wala gëstu pour xam état d'esprit malade yi nekk ci centre de traitement yi naka la ñuy dundee feebar bi est-ce que ils sont stressés wala au fil du temps gis nañu ne c'est pas aussi virulent comme ni nga ko waxee donc jël nañ ko ak philosophie ñu ngi suivre seen traitement naay sans être stressé wala di xippi seen met ci ñuy ñëw di leen faj ak yooyu. waaw xam nga nag nit ku feebar ñu yóbbu la ci benn centre tëj la fa faw nga stressé ko kenn mënu laa tere stressé parce que bañ a fanaan sa kër rek dafay jur stress donc loolu moom moo tax ñun ñu leen yi woo leen defal mais ñi ci gën a bëri nag franchement li ci gën a bëri dafa nekk ñoo xam ne boo leen waxtaan ak ñoom déglu leen ñu wax la seeni problème boo ko fajee amuñu problème am na ñoo xam ne au début vraiment dañoo xawoon a tàng xam nga wante bi ñu leen toogee waxtaan ak ñoom dalal leen bu ñu expliquer ñu situation bi vraiment après dañuy ñëw sax ñoom ne ñu non vraiment mën nañoo toogaat fii même si nag quand même tamit loolu tamit dafa nekk loo xam ne dafay ñëw très souvent nit ñi nañ wax ne conditions yi metti na mais tamit conditions yi faw mu metti parce que ku nekk boo bàyyee sa kër dem ci hôpital la ngay am hôpital du mën a méngoog li nga am sa kër donc loolu moom moo tax yenn saa yi dina metti mais lépp tamit ñu xam ne nii vraiment kémt lay kattan système bi moo ngi koy def pour mën leen jël en charge correctement. donc li ma lay laaj rek mooy tey ji ban message ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi toog seen kër waaye di yëg ay symptômes coronavirus wala yaakaar ne am nañ ko wala ñu testé leen ñu bëgg kut dem hôpital xëy na ngir bañ a lor seen njaboot wala yaakaar ne bu ñu leen bàyyi seen kër ils seront laissés à eux-mêmes dañ leen di bàyyi sàggane du ñu am faj bi ñu nar a am à la place bu ñu nekkee hôpital. ko sama mbokku séeréer yi la. nga xam ne ñoom dañoo bëgg kut def test def nañ ne ñoom par la force il faut ñu def test pour sentir que ne wér nañu. mais may fàttali que ne test bi du loolu moom moo lay wéral te tamit yenn saa yi nga def test bi d'accord baax na mais après. lu gën a bëri da ngay gis nit ñi day ñëw damaa bëgg a def test damay sentir fekk ne bëggum def test moo leen ci yóbbu boo leen defee test ñu négatif ñu ne man damaa bëggoon xam sama statut dong loolu séeréer lu gën a bëri loolu moo leen ni daal waaw mais tamit ñu comprendre que ne ci cadre stress la rek cadre stress la xam nga boo waxtaanee ak ñoom am na ci ñu bëri ñoo xam dañ may woo waaw da nga bëgg a def test boo waxtaanee ak ñoom expliquer leen ab dañ naan bon waaw kon koy jaratu ko. parce que il faut nit ñi comprendre que ne pour ñu tester la doo jékki-jékki rek ñëw rek ñu ne kaay ma tester la il faut nga am dara loo sentir sa yaram wala il faut nga nekk en contact ak kenn ko xam daf ko am wala vraiment et ça c'est des décisions claires yoo xam ne encore une fois de plus district yi ñoo ngi ci liggéey bu am solo te ñoo xam ne ñooñu nga xam dañ leen jël dañ dugal ci système bi parallèlement ñooñu ñooy buure système bi parce que district bi tey am nañ seen programme. district bu nekk sa zone yaa fay def prélèvement yaa fay def kii et dafa nekk liggéey boo xam ne yombul vraiment c'est pas facile xam nga donc mu nekk loo xam ne nii bon la plupart du temps man demande yu bëri yi ma ci am vraiment damay analyser demande bi xool si c'est en fonction des critères bu nekkee nit ki dafa nekkoon ak contact ak kenn ko positif wala mu nekk ko xam ne dafa ay symptômes yoo xam ne vraiment c'est des symptômes spécifiques wala mu nekk kenn ko xam ne vraiment daal ragal nañ bu baax a baax. su boobaa dama lay mettre en rapport ak médecin chef de district fi nga dëkk moom mu xool nu muy arrangé ak équipe am en fonction de disponibilité pour ñoo def prélèvement bi bu may yenn saa yi nag bu nekkee waxtaan nañ ba nga xam ne ni ñu xool ne la vraiment benn mbokkum séeréer la bëgg a def test rek su boobaa dañ lay jéem waxtaan ak yow la plupart temps ñu soppi seen xalaat. ñuy ñëw nag ci période boo xam ne palu dafay xaw a bëri. te xam nañ ne des fois palu nit ñi dañuy jàmbat yaram bu tàng ak yooyu est-ce que loolu tamit bu ñu yeggee ci période boobu test yi du gën a bëri du ñu dem ba képp ku ñu yaakaar ne palu la aussi ñu jéem la defal test ba xam ndax lële raxu si wala lële la est-ce que du confusion du am. waaw kooku de moom la ñuy wax ci wàllum jàngum docteur diagnostic différentiel c'est faire bu nekk da ngay xool yi muy nirool te du moom. loolu nag waa kër docteur mu xam naa ne xarit nañ ci loolu parce que dañ leen koy jàngal depuis bi 3e année donc médecin bi nekk à l'hôpital wala médecin bi ngay woo urgentiste bi ngay woo mu ñëw si kër wala médecin bi nga woo téléphone
boo ko waxee li ngay sentir moom dina la am yenn question yu mu lay poser yoo xam ne boo ko répondre honnêtement moom dina la mën a wax lii pali la wala lii du pali parce que ñoom ñaar kii maladie virale la kii maladie parasitaire la xam nga donc am na ay spécificité yoo xam ne nii boo ko laajee nit ki bu la ko waxee bu inventé wul di nga xam ne lii corona la wala lii mën naa nekk corona wala lii mën naa nekk pali te su boobaa ñuy fàtte que Sénégal amoon nañ benn développement bu importance mooy TDR test de diagnostic rapide nga xam ne nii bu nekkee dañoo sikk sàkk naan est-ce que pali la wala corona la mais test diagnostic rapide dispensaire boo dem am na ko. même ci pharmacie. pharmacie am na ko donc su boobaa balaa ngay dem def test corona nga dem def test pali boo defee test pali bu positif nga xam ne pali la nga faj pali. bu nekkee def nga test pali mu négatif su boobaa nag mën ngaa jàll dem ci corona. kon nag docteur Abou Sy dama lay gërëm di la sant ci sa teewaay ci suñu émission Allo Docteur. di jaajëfal auditeurs yi contribuer ci ay questions ak yeneen i participation docteur Ousmane Gueye bu SNEPS ak Pape Lay Dieye mi féete woon ci machine yi jàngeen jëf. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur.